poser question lan mooy nit est-ce que dafa am différence diggante nit ak doomu aadama am na différence kay mais nan ngay comprendre différence boobu parce que doomu aadama ni moom moo koy ëmb mooy accoucher it génne ko mais nit ni moom du ko ëmb doomu aadama koy ëmb moo tax parcours bi yàlla jaar ba génne doomu aadama lay ñaan nag doomu aadama moom it jaaraat ci parcours boobu pour génneel ko nit moo tax moo indi man lam yuulad marratayn ëmb bi dafay jël temps mën na nekk prématuré mën na nekk fausse couche ci fi doomu aadama di ëmb nit yooyu yëpp xaj def moo tax bu fekkee ne prématuré la wala mu nekk fausse couche ma garraka bi rabbika alkarim moo tax li jur doomu aadama surtout boo koy topp ci chromosome yi chromosome biologique yi bokkul ak chromosome mystique yi chromosome biologique yi mu ngi dellu ci aadam rek te comme aadam maa laa yansarif la chromosomes yi du changer les 46 chromosomes toujours mooy jur doomu aadama mais bu fekkee ni nit la nag chromosomes yi chromosome mystique lay doon te chromosome mystique yi ci Muhammad lañ ko aj te Muhammad du ma la yansarif munsarif la moo tax amul fu ñuy ab chromosome bi mu ngi aju ci ki yàlla bëgg créer kan la mais li lay jaaxal doomu aadama mën nga ko xool ak jëmmam loxoom tànkam bëtam léppam xam ni doomu aadama mu ngi nii mais nit boo koy seet fan nga koy melale parce que doomu aadama dafa am ndey am baay juddu ci kanamu ñëpp ñu teg ca bët mais nit fu mu juddoo parce que nit yàlla daf ko binde ci laysa ka mislihi shay waaye nag mu jox ko shay'iyatul xalq la shay'iyatul xaq waaw am lu mu tibbe ci boppam li tax kenn mënula melal yàlla mu am lu mu ci tibb jox ko nit yàlla bind doomu aadama waaye nit mooy kandidaam ko doomu aadama fitra la ànd la àttan mais àttanul waxyu même fitra bi mu àttan côté kibriya bi la jël mais jëlul côté tawaadu bi rëyu fitra la jël waaw waaye jëlul côté humilité fitra bi mu ni ko wala qad karramna bani adam
وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا منكو تجيو ستانك بنيون كرمنا بني آدم حملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا منكو تجيو ستانك بنيون كن بو دومو آدم غني yow la neex mu ni ko non non yàllaay wax ak yonent bi de da nga seetluwul mu ni ko wax naa wala qad karramna bani aadam mu ni ko waaye wax naa it laqad xalaqna al insaan fi ahsani taqwim kon nag kullan numid haula wa haula yonent bi ni ko waaw d'accord لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم نفي إندي ثم رددناه أسفل سافلين سنو بروم نيكو أوكي منكو خمغلو إندي ثم رددناه أسفل سافلين منكو نيت دفاي دف دك بومو دم ñu tàcc ko mu defe ni tàccu yee ko fi bàyyi te dafa am programme bu ma ko tënk mu ni ko nit c'est très important ñu déglu ko dem na ci dëkk bu ñu tudde at-tiin wa zaytuun ñu tàcc ko mu dem ci dëkk bu ñuy wax Tuuru Siiniin ñu tàccu mu dem ci dëkk bu ñuy wax albaladil amin ñu tàccu ko tàccu yooyu te mu bàyyi programme bi moo tax doomu aadama di ko dominer puisque doyewuma ko pour tendance bu àdduna dama ko doye pour tendance bu àllaaxira kon nag programme bi mu ko tënk mooy mu fexe ba boole boppam ci alladina amanu wa amilu salihat da bàyyi tàcc yi waaye ñu toog bés nag na ma bëggoon nga gisal ma malikal mulk mu ne ko ndax lan mu ne ko gis nga sama soxna bi nafsa mi bu baax la sax waaye dafa am ñaari xarit yu mu nekkal yu nga xam ne fekk muy nekk ak ñoom dara du marché am na benn xaritam bu tudd nafsa xayawaaniya ak beneen xaritam bu tudd nafsa nabatiya te tolloowul ak ñoom personnalité tolloowul ak ñoom dignité te damay gis léeg-léeg mu am yu may digal ma yëg ni ñoom ñoo koy influencé moo tax wu ma ubarreewu nafsi sama jabar daal am na ci lu nga xam ne mënatuma wax ba mu jeex ndax inna nafsa la amaratu bisu man ko kon foog nga waxal ma borom bi mu dimbali ma ci affaire boobu bi ci des itam mooy chefu opposition bi def di ko garaaw ruuxee wax ak yonent bi de chefu opposition bi de ndekete chefu opposition bi ndeke allié rebelle bi la te mooy alhawa hawa mooy chef opposition bi mu ni ko def di ko garaaw ba noppi élément yi mu nekkal kenn yeesu leen te ñoom lay yebal ñuy dem ci sama jabar di ko influence élément yi mooy achahawaat te xam nga zuyina linnas xubbu shahawaat min annisa wal banin
والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث xam nga loolu bàyyiwuñu fi ah dalika mataaul xayaati dunya te comme yàlla ñu fi indi nag wallahu indahu xusnul maab yeneen ci bi ni ko wax dëgg yàlla li nga wax ni kenn mënu cee teg dara kon dinaa ko wax borom bi dem wax affaire bi borom bi ni ko waaye nag secret d'état la donc bi yonent bi demee wax ko sunu borom ndax jaaxle roo yonent sunu borom toog tuuti ni yonent bi dama xawul am jot nag mais dinaa seet ci chargé de mission yi ma yónni leen ci jabar ji ñu wax ak moom di woolu ñett ci chargé mission yi ku ñuy wax an nafsul kulliya ak ku ñuy wax al aqlul kulli ak ku ñuy wax al ruuxul kulliya mu woo leen ñoom ñett mu leen kay leen ngeen demal ma ci nafs bu ngeen demee ngeen wax ko ni ko bi ma koy tànn pour mu nekk jabaru ruux booba jigéen ñëpp ngi fi kon nag bu mu fi rombee jigéen ñëpp tànn ko pour mu nekk jabaru ruux te bi ma koy tànn benn ayib nekkul ci moom du ma neex nag mu xëy yi ma defoon ci moom ci xeeti dignité yi nga ko war a nawee yépp mu yàqu ko pour ay yàkkamti parce que ku yàkkamti taxa naan putit bu robinet ubbee nga rus da di bind benn mot bu confidentiel jox ko ñetti chargé de mission yi ni leen dem leen ndànk rek ngeen joxal ma ko nafs daal di ubbi lettre bi ndeysaan daal di xool sunu borom ni ko yaa ayyatuha nafs wa irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya waaye fadxuli fi ibaadi waaye wadxuli jannati waay ndeysaan rongoñ yi commencé di wadd ndax ni yàlla wax rek moom ni ko bu ma sañoon choix bi ma def ci yow ak yéene bi ma am ci yow bu ma sañoon nga def jom boo xam ne boo dellu see ci man rek ma am fierté te bu boobaa nga xam ni maa gën ci yow jëkkër dinaa la teral ba nga gëlëm kon nag sagal na kenn ku nekk dangay wattu sa bopp kenn ku nekk dangay wattu sa bopp dangay wattu sa bopp kenn ku nekk dangay wattu sa bopp te kenn ku nekk xam ni yàlla moom rek moo commandé lépp diggante wax naa ko daaw lim naa ko daaw diggante ruux ak fitra ak nafs ak atifa ak mantiq bu ci nekk service ba mu dépendre bokkul ak bi moroom mi dépendre ndax bu harmonie amul diggante ruux ak fitra diggante nafs ak atifa mantiq mujj leen bu ci harmonie amul rek xale bi loo ci dajit dafa nekk sa fitna rek
bi ci des xawama ko sax ñemi tudd waaye lu am solo ndax dafa aju ci harmonie bi nekk diggante ruux ak fitra ak harmonie bi nekk diggante nafsa ak atifa bu ko defee mantiq di seen interprète dama am ñaari sët yu tuuti te ngeen baal ma de parce que wax bi rafetu waaye bu ma ko waxul du sotti wante wax bi rafetu ñu doxantu tuuti ke xaw a mag tuuti ni ma maam ma ni ko si mu ni ma am na ko doxat de wax ko ak benn sérieux dama tiit sax ma ni ko du man de mu nangu ko ak benn sérieux dama tiit sax ma xalaat ni fitraam nafsoom fayewu ko te aatifaam itam nafsoom fayewu ko parce que bu fekkoon nafs bi jot na ci aatifa su ko waxee rekk xaaxataay te su ma ko tontoo it mu xaqataay mais benn sérieux boobu la nekki ba ñu dox tuuti rakk ji nag fitra bi amagul doole ci mantiqam rakk ji parce que mënagul wax waaye moo mujj résoudre problème bi ndax moo nu joxoñ canal bi yu dem ba jub canal bi rekk kenn mënul noy mag bi ni ma kii moo ma xeeñ wallaay loolu la yàlla dogal lu ne dama ci daan def woy dama ko daan jéemantu lu ne yàlla xam na ko pour wax la rekk ni yow defal li nga mën mais bàyyil xel yàlla ci sa doom waaw loolu rekk mooy li ci am solo Sëriñ Aliou nee na dama toog ak moom ñuy waxtaan mu ni ma gis nga rekk di nga toog ak nit di waxtaan ak moom mu di la tontu ngeen di yéyandoo groupe fekk du moom xëy na ca suba voyagé mu nga jëm barsax bi ma ko waxee mënuma ko laaj na muy demee te itam gëm naa ko wante awma fu ma teg ngëm gi ndax ci karaama rekk laa koy mën a teg te Maodo gëmul karaama gëmu ko xam na ni lu nekk la mais du ci tabax dundam
te man ci karaama rekk laa koy mën a delloo te moom nag gëmul karaama walla bu ko gëmee du ca tabax dundam kenn mënul fexe ba mu tabax ci dundam yàllaatee ma bañ waaye at bu jot maa ngi ci di xalaat at bu jot maa ngi ci di xalaat di jaaxle rek ma di ca dem ba soog a gis bunt ba ndeke jafe ga demewul noonu formation ba moo jafe ci cadre formation lay doon waaye du doon ci cadre karaama waaw ki nga xam ni nag dañu ko former ci cadre bu nga xam ni diggante ruux la ak fitra kooku fu mu lu mu mënul amul wante du karaama formation rek la wax naa ni nit juróom-ñaari secteur yëpp délégué nañ ko seen pouvoir secteur bu njëkk bi jox na ko ruux ak si ak Muusa ñu wax ko lan la fi war a def te mooy dafa war a veiller sur ce qu'on appelle al axlaq al karima bu'istu li utammima makarima al axlaq mais fitra dañ ko sant pour mu bàyyee xelam ci xaraïs yi parce que xaraïs mooy jikko bu ñoragul bokkul ak xuluq du benn bu ñu leen doon firi tey ci piri mu d'accord ak xaqiq dañuy wax ni tendance la ak li nga xam ni mooy waay te wax nañ ko na bàyyi xel engagement yi mu ni mënuma ci bàyyi xel te awma système bu ma sës ñu jox ko zakir muy système moo tax bépp wax yi bu amul zakira naka lay demee mënul nekk waaw su ko defee aqli ñëw ñu ni ko na nga veiller sur les formes parce que fond bu amul forme bu dëppook moom yàqu-yàqu bu muy indi kenn du xam na mu doon mu ni d'accord na ci waaye moom itam nañ ko utal système bu mu sës ñu jox ko mantiq aql mooy intellect mantiq mooy logique ñoom ñaar suñu àndee daañu mën a veiller sur les formes parce que forme bu amul forme kenn mënu ko dégg forme bu dëppook moom kenn mënu ko dégg su ko defee mu des amal ñu ni ko moom na veiller sur les résultats parce que jëf bu joxewul résultat jaratu ko nit ñi nag xàmme wu ñu yitte ak yëngu yëngu mooy nit ki nga xam ni foo wàññee ko gis ko mais li muy dox yëpp du la mën a woon résultat mais yitte borom mën nga ko bañ gis sax te mu wóor la ni am na lu taxaw te moom la waaw su ko defee
nit délégation de pouvoir yi ñu ko defal te mu wóor la ni yonent bi modèle la ci borom bi ci xereñam dafa wone ni bu rupture amee diggante ruux ak fitra nee na dafay jur li ñoo tuddee crise de personnalité bu rupture amee diggante fitra ak waay noonu lay mel bu rupture amee diggante waay ak zakira noonu lay mel bu rupture amee diggante zakira ak aql noonu lay mel bu rupture amee diggante aql ak mantiq noonu lay mel bu fekkee ni itam diggante mantiq ak amal rupture dafa am noonu lay mel dafay feeñ ci personnalité nit ñi kenn ku ne dina bare titre mais du mën a résoudre un problème titre bi nag dina bare waaye doo résoudre benn problème ci fan rek ngay teg lu yéeme nit war ko mën seet parce que keroog wax naa leen doomu aadama fu mu jóge ñu ne ci aadama man waaye nit fu mu jóge ba léegi gën waxu gu ma nit fu mu jóge ma wax leen ni yàlla nga ko génne ci laysa kamithlihi shay seulement bu dee ci niveau nit shay'iyatul xalq lay doon waaye bu dee ci niveau yàlla shay'iyatul xaaliq lay doon wa shattan moo tax nag arrahmanu ala al arshi istawa loolu la yonent bi defal nit dafa fexe ba soppi al aadamiya mu nekk arsh moom nit ñu toqantele ko ci rahmaniya bu yàlla looloo tax mu mujj moom itam doomu aadama mi ko opposé woon yàlla soppi ko muy arsha mu jël ci mbaaxu yàlla rahmaniyam dem toog ca kaw arsh ba comme arrahmanu ala al arshi istawa moo tax gis nga xam lu xew baax na de l'homme n'est autre chose qu'élément de synthèse et que l'humilité et que seule l'humilité reste non seulement le fondement mais la signification de sa grandeur. C'est l'âme avec son inclination au sacré, c'est l'intelligence avec sa soif de découverte, c'est l'esprit avec ses ressources inépuisables, c'est la passion plongée dans une quête perpétuelle d'approfondissement et de divertissement. C'est le corps avec son légitime besoin d'aliments nutritifs et c'est enfin l'homme, instrument de mesure, qui est toujours là pour en assurer équitablement la répartition.
Sinon, tout devient obscurité dans le plus obscur des mondes. ma mel ni ñëpp ak may wax ne gaawal parce que ki ñëpp xaar parce que ñun ñoo doon wut tur pour wut niñ ko dàkkantale ba ci mujj ñu choisir la voie du Colisée moom la ñu mujjee jël sang bi kon ñu bàyyi la voie du Colisée Seyid Cheikh Ahmed Tijani mu ñëw indil ñu li ñu war a dëgëral pour entraînement bi gars yi pare nañ wala pareeguñu fa mel ni pare nañ waaye lui Seyid Cheikh il a un projet qui s'appelle Humain. Il est temps de le réaliser selon le vœu et la volonté de Seydi Mohamedou Moustapha, Seydi Cheikh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. L'homme. De quoi s'agit-il? De par son origine très disputée, cette merveille d'ingénierie divine et de nature douteuse et inquisitive, certains se réclament descendants de primates, alors que d'autres aspirent à une origine plus pure et civilisée. À travers la marche du temps, ce prodige errant, souvent plus intéressé par sa survie et son confort de vie, s'est bâti des cités et d'énormes civilisations afin d'assurer une certaine longévité. Conquête sur conquête, l'homme s'évertue à contrôler et à manipuler le monde qui l'entoure et à le plier à ses envies. Cependant, une question persiste. Quelle est la finalité du projet homme? Une question que l'homme n'a su répondre, malgré les vastes étendues de logique et de savoir, malgré les plaines profondes de la religion. Et pourtant c'est une évidence claire et confirmée, époque après époque. Pour certains, cette évidence porte le nom de nature et exige de l'homme le respect du cadre de vie qui l'entoure. Pour d'autres, elle porte le nom de science et exige que chaque fait, chaque information soit confirmée et vérifiée à travers l'analyse et l'interprétation logique. Pour d'autres, il s'appelle le rien. Pour d'autres, un autre nom. Car pour chaque nom, car pour chaque homme, il y a une perception, qu'elle soit complète ou incomplète, objective ou subjective. La seule constante est donc la présence certaine de cette évidence. À notre niveau, nous préférons adopter un nom plus complet, plus objectif, et qui ne dépend d'aucune réalité, d'aucune perception, l'origine de toute existence, Allah, le souffle premier. Bien qu'étant associé à la religion musulmane, Allah n'est en aucun cas confiné par l'imagination des esprits impolis qui tentent en vain de lui donner une apparence ou une appartenance. Le souffle de vie étant à l'origine de tout et de tous, est la fondation sur laquelle la supériorité de l'homme est basée. Car ayant été doté de trois dimensions distinctes, aux premières allures faibles et banales, l'homme a aussi été doté d'un potentiel illimité, à travers lequel tous ses composants peuvent être reforgés et améliorés d'une façon exponentielle. Et c'est donc à travers le corps, l'esprit et l'âme que l'homme doit faire une réévolution
qui prendra en compte sa présence et son impact dans tous les états de la création. Pour devenir l'humain élu d'Allah. Il reste alors à l'homme une dernière conquête, la plus noble conquête, celle de soi, celle qui lui ouvrira la voie de l'héritage qui lui a été destiné. C'est donc ainsi que nous vous accueillons au Colisée de l'éveil. Il n'est pas question de combat entre gladiateurs ou de spectacles divertissants. Il est plutôt question de préparer l'homme à cette réévolution qui l'attend. Il y a donc un seul et unique combat. L'homme d'aujourd'hui contre l'humain de demain. En ce sens, ce Colisée est différent de celui de César, qui n'a su prendre vie qu'au cours des divertissements qui ont été proposés. Ce Colisée n'est animé que par une chose, une symphonie. Cette mélodie qui réveille le corps, accélère l'esprit et exalte l'âme. Iqra bismi rabbik. Nous vous invitons donc, en ces quelques jours de ce mois sacré, à une redécouverte et une réétude des concepts, mais surtout à une nouvelle vision de l'humanité. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. ñoo ngi jégalu ci baatu tubaab yi waaye dafa am kilifa boo xam ne boo ko amee da ngay bàyyi xel ni am na ku nekk boo amee ku nekk nag yow it foog nga mën a wax ak ku nekk. ñoo ngi nuyu ñëpp di baalu ñëpp àq di baal ñëpp àq te di ñaan yàlla nañu boole barkeelal ñu suñu koor nañu yàlla mottali suñu yéene ñu ñëpp. kàddu yi sax jarul muy gën a gudd ndax yàlla xam ne lii ñu indi fekk nañ boroom yëf yi wax ko xanaa compléter li ñu mën a compléter rek participer li ñu mën a participer waaye matoon na ba pare. niñ déggee léegi góor gi indi ko doomu aadama dafa am nit am projet bi nag bu amee nit a tax ñuy wax waaye lan mooy nit nit mooy doomu aadama bi yitte ak jom tabax. ndax jom ak yitte mooy tax doomu aadama xam ni yàlla doy na ko leneen lu dugg àjjana di noos. jom ak yitte mooy tax nit xam ni gannaaw àdduna gi ak lu mu fi mën ci sonn am na foo xam ne par force il faut mu dellu fa te mooy ci boroomam. kon nag balaa moo dem il faut mu defaru fii ba bu taxawee ci kanamam du rus. loolu mooy objectif Colisée bi ñu tudd xëy na Colisée ba ñu mii noonu booy ba nekk ca Rome xeex fii noos fële loolu yëngaluñu intéressé wuñu ndax combat bi ñu intéressé mooy bi nit war a dundee bis bu nekk. ndax nit bu nee avancé naa bu yamee ci kàddu amul sens. nit bu nee avancé naa il faut mu natt boppam par rapport ak fi mu tolloon. ndax maa ngi fii te dara prouvé wu ko amul. moo tax Colisée bi ñu indi dafay permettre nit mu mën a def face li koy téye gannaaw. li tax ba doomu aadama bi évolution bi mu bëgg a am avancement bi mu bëgg a am jotagu ko am. obstacle yooyu lañ bëgg a leeral mu mën a xam fan lay teg tànkam ba bu ëllëgee bu xëyee mën a mat nit. looloo ñu yitteel. moo tax cadre bi ñu def ko xëy na kàddu yi comme ni ma ko waxee jarul muy gudd sax ndax yeneen fan a ngi ñëw te ñoo koy bokk ak yéen incha allah. moo tax l'essentiel moo nekkoon loolu xëy na di gën a baalu àq rek ndax mu doon na demee neneen sax te incha allah danañ ci àgg
guddi na ba pare te xam naa yenn njaay ak yenn njóobee ñi fi mu toll nii reer bi la ñuy xalaat kon nag ñu yamale kàddu gi foofu wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatu. kon ñu def ñaante yeewee ko ba lundi incha allah ñu ñëwaat ak yéen bokkaat ak yéen programme ñu def fatiha juróom-ñetti Quraysh Falaq ak Naas ayatul kursi tëjee ko salaatul fatih ñu def ko hadiyi yonent bi ak képp ku mu am wasalaamualeykum bismillah.